donc tey nag dama am sama grand texe ma koy nuyu bu baax a baax a baax tey dañuy ñëw ci benn lu bees dama bëgg rek mu wax ñu temps fort semaine bi lan moo ko gën a marqué ci actualité sénégalaise africaine diaspora bi tey loolu la am envie def ko quoi mbokk yi tamit en même temps bu ñu amee pour mun a woote ci 212 219 9695 am lu ñu ko laaj mun nañu ko laaj man tamit su ma amee lu ma ko laaj dinaa ko laaj mais daal tey foofu laa bëgg génn ak moom quoi grand maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. asalaamaaleykum wa rahmatulah Alaaji maa ngi lay nuyu. lay fay. maa ngi nuyu mbokk auditeurs yi ñuy déglu yëpp di leen ziare. di leen ndokk yow tamit ci seen organisation bi ak Eric Adam. merci. di leen ñaanal yàlla defal leen ndam. amiin. Aliou Ba Cheikh bu mu ñaan dégg galgal da ngay galgale léegi yow. mais yaa ma ko jàngal grand. yaa ma jàngal. galgal nga de xaw ma da ngaa pitingal xaw ma loo def mais galgal nga. man daal maa ngi jàng. maa ngi ci njàngaan bi. voilà baax na kon nañu commencé rek ñu seet li nga xam ni mën nañ ci waxtaan tuuti. En tout cas nañu commencé ci réew mi fii fi ngeen nekk noonu ci Amérique. oui actualité bi li ko jëm ne xam ngeen ni moom mooy làkku Colin Powell. figure historique bu Amérique. figure historique bu àddina bi nga xam ni population noire bi ba tey mi ngi seet boppam ba tey mi ngi jalti di struggle comme ni ñu koy waxee. Colin Powell mën naa leen wax ni suñu doom yi nekk foofu ak suñu sët yi nekk foofu war nañu am fierté ci ni moom ay waajuram ay immigrant lañu ñu ngi jóge woon Jamaïque mi ngi juddoo foofu ci Harlem mi ngi yaroo foofu ci Bronx mi ngi jànge foofu ci City College donc war na waajur yi ak maam yi waxtaan ak seeni doom ak seeni sët won leen modèle bu ni mel du woon nit ku nga xam ni ñàkk na ay sikk wante nit la ku nga xam ni woon amoon na ay principe tey tamit jiitu na ci lu bëree bëri ci lu nit ku ñuul di def ci foofu nga xam ni moom mooy États-Unis su ma waxee loolu nit ñi mën nañoo jàpp li nga xam ni ay gàkk-gàkk la ci parcours am dale ko Vietnam ba Panama ba Irak loolu du ñàkk ci dundu doomu aadama wante li ci ëpp solo mooy en tout cas ci li nga xam ni dund nañ ko fekke ko muy guerre bi nga xam ni institution bi mu nekkoon fexe nañu ba dugal ko ci muy guerru Irak bi ba mu demee ba xippi ay bëtam gisal boppam nangu nañ njuumte bi tuub ko jéggulu askan bi alors jàpp naa ni suñu mbokk yi war nañu mën nag léegi di waxtaani ay nit ñu ni mel di ko wan doom yi di ko wan sët yi parce que moom li américain du woowe trailblazer moom la woon nit ñi xëy na certainement duñu def lien bi mais faluk Barack Obama mi ngi am ci fan yi nga xam ni dëgg-dëgg moo mujj ci campagne bi au mois d'octobre bi nga xamee ni Colin Powell jël na décision wu endorsé Barack Obama te ñëpp xam nañ ni moom républicain la ñëpp xam nañ fan la jaar ak John McCain te ci jamono boobu boo leen ko seetloo Barack mi ngi woon ci ay difficultés yu méttee métti ndax révérend Jeremy te ñu ko doon jiiñ naan Barack comme ni ko républicain yi di defee rek dañuy jël benn
benn slogan defar ko tabax ko ba mu baax di ko dóor démocrate jamono boobu ñu ngi doon wax naan Barack jullit la. am na benn town hall meeting bu nga xam ni am na màggatum tubaab bu jigéen bu jóg taxaw di wax loolu ba John McCain dem si yàlla nangu micro bi ci moom wax ko ni ko déedéet di jullit américain la ko et cetera. mu nekkoon événement bu doy waar. li ma bëgg a wax mooy que Colin Powell 1995 1996 bi nga xamee ni Bill Clinton mi ngi wut deuxième mandat sondage yi nga xam ni moo fa jaar yëpp sondage yëpp dafa doon wane ni bu taxawee jàkkaarloog Bill Clinton dina ko gagné te daf ko doon jiitu double digit maanaam li mu doon jiitoo Bill Clinton ci bu ñu demee ci ay match-up élection daanaka entre 54 et 30 ak 39% la doon lu ci gën a bëri mooy wane ni kon Colin Powell Amérique pare woon na pour def ko le premier président noir wante mujjul dem ci élection yooyu ndax menace yu bëree bëri yu nga xam ni ñu ngi doon plané ci boppam te ku ko xam-xam ni partenaire am ak soxnaam lu mu ko mës a wax loolu bàyyi na ci xel quoi en tout cas mujjul dem ci élection yooyu Bill Clinton rempli am deuxième mandat ci États-Unis mais ñëpp ñi nga xam ne dañ doon seetlu politique ci jamono boobu jàppoon nañ ni bu sampee candidature am dina doon président li tax ma wax sànq ni endorsement bi mu defal Barack Obama ci fan yu mujj ci mois d'octobre bi lu indi tournant bu décisif la mooy que meet the presse la dem def déclaration bi wane ni Amérique dafa toll fu nga xam ni dafa war a am beneen leadership malgré rapport yi nga xam ni moom la amoon nag ki nga xam ni moom mooy McCain. je pense que man en tout cas jàpp naa ni loolu am na njeexital ci Barack doon président des États-Unis te defu ko benn yoon boobu daf ko def ñaari yoon mooy chaque fois bi Barack di demandé waat encore mu taxawaat fi mu taxaw defaat li mu defoon donc loolu lu am solo la waxtaan bi nga xam ne nag moom la ñuy waxtaan ci rôle modèle yooyu xale yi mën ko gis xam ni ñoom itamit trajectoire boobu jombu leen seen waajur Afrique la jógee wala Sénégal la jógee wala feneen la jógee foofu la ñu juddoo donc loolu lu ñu niroo la ak moom foofu la ñu jànge foofu la ñu yaroo foofu la ñu defee seen ay mbir donc jot na ci biir kër yi ñuy waxtaane yu ni mel jot na ci biir kër yi ñuy wane modèle yu ni mel donc loolu nañu ko ci wax mais beneen événement bi nga xam ni dafa intersect ak li nga xam ni moom moo xew te surtout toujours rek pour wax ci li nga xam ni mooy jëriñ xeet mooy coow lu rëy li nga xam ni Dave Chappelle indi na ko ci biir Amérique ci wax ci ñooñu nga xam ni ñoom la ñu tuddee transgenre te ñu nga xam ni diine sax wax na ci ñoom muy ñi nga xam ni dañoo amee développement sexuel bu nga xam ni am na problème mën nañu am ñaari awra yu nga xam ni bii góor la wala bii jigéen li ma bëgg a wax foofu te man ku bëgg comique la te damay seetaan Dave Chappelle d'abord parce que intellectuel la bu avancé dans son art wante jullit la boole ci te jullit googu mu nekk dafa am ñaari principe yu nga xam ni moom laa bëgg a fësal pour ci loolu yi tamit waajur yi maam yi ak sët yi ak doom yi di ci waxtaan ci seeni biir kër jullit bi mu doon daf ko wane ci ay action yu majeure yu nga xam ni ci carrière am def na ko bi ci mujj mooy bi nga xam ni mi ngi def close bi mu def ci Netflix di wax ci ñooñu nga xam ni ñoom ñoo yore ñaari
ñaari awra yi fi may njëkke mooy bi nga xamee ni ci carrière am àgg na fu nga xam ni comme ni ko communauté boobu di defee LGBT ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci Hollywood parce que boo leen bàyyi leen xel ni Hollywood daanaka promotion ngóor jigéen ak transgenre ak yooyu ñoom ñoo ko def bi nga xamee ne àgg na ci niveau boo xam ni États-Unis ak àddina bi ñoom ñëpp d'accord nañu ku am xarañ la ci métier bi muy def dañu ko ñëw indil ko ni ko léegi da ngay soppali sa doxalin sol yëre maanaam jouer rôle bu nga xam ni da ngay sol ay yëre jigéen mu ne leen loolu du ko def waxagul raison yi mais daf ni leen loolu du ko def bi mu ne leen loolu du ko def ñu indil ko $50 millions tegal ko ci kaw taabal mu ne leen defu ko bàyyi jóge Amérique dem Afrique du Sud dëkk fa toog na fa lu ëpp fukki at daanaka loolu li ma ci bëgg a wax rek mooy wane ni boo doonee ab jullit gëm ko bu fekkente ni li nga doon muy nit ku ñuul gëm nga ko te li muy def di influencer lu bëree bëri ci dundin bi nga xam ni moom la nit ku ñuul di dund soo leen demee ngeen xool di ngeen gis ni aaram boobu daf koy utiliser pour protéger xeetam muy ñu ñuul wante protéger képp ku nga xam ni tamit doomu aadama nga parce que principe yi nga xam ni mooy principe bu tolérance ci biir islam soo dee suivre sa comédie di nga ko gis parce que ñëpp la toléré wante li muy défendre mooy principe yi nga xam ni moom la gëm muy les principes les plus fondamentaux ba mu waxee ni nag genre fact la quoi maanaam fin la du lu ñuy laam-laamee da ngay doon góor wala nga doon jigéen diine wax na ci loolu boo ko doonee bul fekkente ni loolu dal na la am na lu ñu koy waxe da moo tax ma ni alaaji na nga def benn effort mooy il faut que suñu doom yi ak suñu sët yi comprendre phénomène yi nga xam ni moom mooy xew ci seen kanam dina jaadu ñi nga xam ni ñoo yore programme foofu noonu seet ci borom xam-xamu diine yi ñu ñëw waxtaane mbir mu ni mel parce que loolu ci seen société la bokk te ci moom la ñuy màggaale donc war nañu comprendre phénomène boobu pour mën leen a gën a saxal ci seen ngëm-ngëm pour que ñu mën a am clarté ci naka la ñu war a taxawee bu mbir yu mel noonu taxawee ci seen kanam en tout cas Dave Chappelle wane na ni gannaaw jàppale bi nga xam ni jàppale na ko catégorie minorité yooyu yëpp di def aaram di leen tooñ di fesal seeni mbir di ci waxtaan mais waxtaan yi mu ci waxtaan yëpp c'est dans le sens d'éduquer yar nit ñi yar gouvernants yi mais surtout défendre la cause et la couleur noire ci combat bi nga xam ni mi ngi koy combattre dans tous les aspects avec humour la koy defee nag donc loolu war nañ ci bàyyi xel en tout cas matière bi nga xam ni moom lay traité de façon intrinsèque mën nga gis ni suñu defee tuuti rek benn gëstu taxaw seetlu ci li nga xam ni mooy xew ci suñu réew ndaw yi surtout les artistes gis ngeen coow li amoon Sénégal ak Wally Seck ak d'autres ñoom artiste lañu comme moom wante ku mën a wan ginnaaw juróom fukki millions $, $50 millions ndax dëggal sa ngëm-ngëm ak ay principe taxawal sa xeet ngir défendre leen dem sa yoon parce que liñ la bëggoon a defloo mënul nekk ci li nga doon mënul nekk ci li nga bëgg mënul nekk ci défendre sa askan loolu dafay wane ni
miette yi nga xam ne moom la ñuy jox yenn artistes yi pour ñuy travestir seeni croyance di travestir taxawaayu seeni xeet di leen yóbbu ci la nga xam ni wóor na leen ni jaaduwul li ko David Chappelle nangu ngóor jigéen yi am seen liberté nangu nguunu ngaan yi am seen liberté nangu ñëpp am seen liberté dafa am liberté bu supersede yooyu yëpp muy liberté doon nit doon ku ñuul doon ku nga xam ni dinañ ko respecté ci anam yëpp nag jàpp na ni moom ni ñu respecté ngóor jigéen yi ak ni ñu defaree maanaam ni góor mouvement boobu noonu jëmee kanam ak ni mouvement boobu màggee gaawe màgg bu fekkoonte ni def nañu ko ci nit yu ñuul yi nee na kon moom nañ seen bopp yàgg na donc loolu bëggoon naa ko indi ci waxtaan Colin Powell Dave Chappelle Barack Obama intersection la bu amusant boo xam ni wax dëgg yàlla mën na entretenir ay waxtaan ci biir kër gi mën na entretenir ñu jàppale suñu ndaw yi ñu comprendre question yi ak phénomènes yi parce que seen adduna la seen jamono la ñoom war nañ leen a jàppale bu baax a baax exemple yi bëri na pour loolu alors l'actualité nationale maa ngi koy bàyyi ak yow ñu seet ba xam naka la ñuy def ba mën ci waxtaan. voilà léegi boo ma ko permettre rek ma laaj la laaj bi après dem fay quelques billes dellu si waat ak yow notre doyen Alioune Tine dafa def benn sortem ci page réseaux sociaux moo ne nekk ne daal je me suis senti très mal par la situation de Kilifeu et de Simon parce que daf leen jàppee comme ay doomam et que gis na xeex bi nga xam ne nii xeex na ko ànd ak ñoom ak le président Macky Sall jamono jooju nga xam ne il était candidat pour fexe ba 3e mandat du am nee na tey mu gis xale yooyu nga xam ne nii ils ont mouillé le maillot tey ñu nekk ci situation bi ñu nekk nii vraiment loolu jaaxal na ko quoi léegi damay da nga may rek ma dem fay bill dellusiwaat ak yow nga wax ñi ci sa xalaat ci li mu wax moom ban jàngat nga ci am. voilà jërëjëf donc le grand ma ñëw ak yow ci laaj bi. ok jërëjëf Alioune Tine daanaka sentiment boobu mu am bon man moom laa am daanaka ñu bëri moom la ñu am sentiment de peine boo xoolee trajectoire ñi nga xam ni moom lay wax dafay sentiment de peine je wax naa la fii ci benn émission ci boo ma laaj ci affaire Kilifeu ak Simon j'ai dit clairement que mënuma leen défendre j'ai dit clairement que mënuma leen défendre pour le simple fait que c'est vrai que comme ni ma ko waxee léegi rek ci Colin Powell dund koo gis nit di ko dund dina ci am ay tekk-tekk dina ci def ay erreur am ngeen ni benn erreur gënula màgg erreur bi Colin Powell def sur l'Irak waaw parce que erreur boobu d'ailleurs dafa indi mu désaxé géopolitique mondiale bi yëpp ay millions et des millions de personnes ñàkk seeni bakkan wala ñu di am ci gaañu ndax guerre alors li ma mën a wax rek mooy lii quoi société boo gis nga xam ni c'est une société soumise au matériel à l'avoir surtout am te suñu société yi nga xam ni ci la ñu jógee muy la société africaine et la société sénégalaise de façon particulière suñu société dañu ko soumettre ci am te am boobu bàyyiwul benn catégorie sociale ci suñu biir réew mi ngi dépendre ci position bi ngay am pour di poursuivre loolu quel que soit par ailleurs les moyens yi ngay utiliser yaa xam sëriñ nga yaa xam journaliste nga yaa xam avocat nga yaa xam artiste nga yaa xam position boo mën a doon ñi ci gën a bëri 99% seen jëfin ak seen doxalin ci wuti am rek la leen di yóbbu te jomb ñoo def benn ñaawteef wala benn njubadi pour agsi ci loolu kon ñii ce n'est que comme ni ko tubaab yi di waxee
le type de l'iceberg maanaam li feeñ ci janj bi rek la ñu gis ci biir ndox mi janj bi ci biir ndox mi li feeñ ci bopp bi rek la ñu gis mais c'est plus profond que Kilifeu et Simon donc bu fekkente ni ay député ay ñu nga xam ni ils sont censés représenter la dignité nationale l'honneur national ñoom ñooy nekk di dugg ci trafic yu ni mel mais lëmpan prolétariat bi taxul ñuy wax et donc la peine de Alioune Tine mooy suñu peine ñun ñëpp mooy ñi nga xam ni dañoo nekk di ak lu mu bon di défendre yenn principe yi ak di mën a yenn xeex yi di mën a yenn combat yi dañuy jàpp ni yàlla def na ci ñoom xëy na ñu mën a bañ a def mën a nekk ci position boobu maanaam mën a bañ a def njubadi pour am dara wala pour et cetera loolu ci phénomène humain bi la nekk ci phénomène humain bi la nekk cette peine-là est partagée franchement je souhaite simplement que képp ku nga xam ni nit nga d'abord même boo amul benn position nationale wala boo amul benn kilifteef wala kenn mënu la ràññee ci dara ngay seet toujours sa diggante ak yàlla xam loo war a def ak loo warul a def loolu moo ci nekk société bu nga xam ni nag am dafa jiital ñëpp wu daw di wuti dafa jiital ñëpp dina yomb lool koo xam ni kilifa nga wallahi maa ngi lay waxal leen alaaji quoi am na ñu nga xam ne bu ñu leen gëstu woon ci seeni position ak la ñuy def di nga fàtte bosu Kilifeu ak Simon loolu mooy leer quoi et que loolu benn ci suñu catégorie sociale yi échappé wu ci dale ko ci ñi jiite ci réew mi ci wàllu àddina ba ci ñenn ñu nga xam ni ak ñi ñu ko war a wax dañuy làmboo position wu diine wala dañuy làmboo position wu artiste wala dañuy làmboo position wu journaliste wala avocat wala lu mu mënti doon chef d'entreprise wala lu mu mënti doon gis ngeen dans l'histoire du Sénégal épinglé nañu ku nekk catégorie yooyu moo wax yëpp kenn ku ci nekk épinglé nañ la ci lu demee noonu alors donc je souhaite simplement comme li ma ko waxee woon rek nit ku nekk yàlla dina la teg nattu dans ta vie jàpp naa ni gune yi yàlla moo leen teg nattu te jàpp naa ni bu leen ci suñu borom bi génnee jàmm dinañ doon better person parce que dinañ doon ay nit yu gën a am taxawaay ci askan wi parce que njuumte nag jombul kenn de donc loolu rek laa ci mën a wax di souhaiter yàlla teggi leen natt boobu ci jàmm te mu gën a gaawe et que franchement loolu rek laa ci mën a wax. Tiandi ñu ñëw ci wàll gi nga xam ne nii xam nga ko baax a baax yow ci wàllu éducation ndax ñëpp xam nañ ne ci nga doon yëngu Sénégal mais on trouve chaque fois que chaque année ak je dirais état yi ñëw di dem c'est toujours la même chose. Il y a toujours dafay am problème toujours ci wàllu non seulement ouverture des classes mais éducation bi ci boppam donc solution bi lañ la bëgg laaj ak nan nga ko jàngatee pourquoi ça continue ça traîne. waaw li ma leen mas di wax rek loolu laa leen di répété nee naa leen muy njàng mi muy nu mu mënti doon activité bu xale yi di mënti def ak comportement bu xale yi mënti am loolu dafay maanaam l'école est le reflet de la société takkandeeru école bi moom la noonu ni société bi mel noonu la école bi di mel ni nit ñi mel noonu la école bi di mel noonu la police bi di mel noonu la gendarmerie bi di mel noonu la institution boo mënti jël ci Sénégal ni nit ñi mel noonu la ñuy mel amul leneen c'est-à-dire que ñun de en tout cas loolu la ñu jàngal bu fekkente ni ñi ñu jiite seen mentalité ak seen état d'esprit ñoom ni nga xam ne noonu la ñuy dundee noonu la ñuy gouverner nit ñi mais lu nekk ci seen loxo ñu yore ko wala ñu war ko defar mentalité boobu la ñu yore. Prends l'exemple de
ce responsable de haut niveau de l'administration Baboy Diaw la xaw ma et avant lui d'ailleurs am na ñeneen ñu ko defoon moom la très bosom feeñ léegi ñu koy pamti pamte di jël effigie boppam di ko def ci ay cahier pour jox ko ay xale yu nga xam ne certainement seen waajur yi amuñu pour fësal boppam ndax politique pour wane te loo xam ni jàpp naa ni du alalam moomu ko écoute lii rek mooy raison yi nga xam ni moo tax noppaluwuma pour xeex pour ñu wàcc yoon wi nga xam ni du jëmeeguñu fenn boog gisaguñu résultat yi ñu dem ci beneen yoon mooy que ni ñuy xalaate école ni ñuy xalaate suñu environnement ni ñuy xalaate suñu gouvernance tant que teguñu ko ci dëgg bi nga xam ni moom la ñu gëm ak référence yi nga xam ni moom la ñu gëm jàpp naa ni ku gëm yàlla bëgg Serigne Touba wala nga bëgg Alaaji Malick wala nga bëgg Maam Limaamu wala nga bëgg Baye Niass wala nga bëgg Maam Bou wala nga bëgg suñu kilifa yu baax yooyu jàpp naa ni bu fekkente ni loolu la am na doxalin ak nekkin bu nga xam ni waru la te doo ko def mais malheureusement li ma wax fii nii yëpp boo ci gis muy xëtëri di wax ba ñu jox la su fekkente ni wax la rek te jëfuloo mën nañoo jàpp ni doo dara gëmuloo ci li ngay wax dara te malheureusement loolu mooy réalité bi léegi nag société yi nga xam ni dañoo organisé wu nekkul ni ñoom ñoo ñu gën ci dara quoi muy américain muy européen muy ku mu mënti doon ndëngte yi nekk ci doomu aadama yi nekk ci ñun rek moo nekk ci ñoom wante dañoo defar lu nga xam ni ndëngte yooyu bu amee wala boog mën naa ñàkk sax waaye bu amee mën nañ koo dogaale ba du lore c'est ça du dëgg looloo tax ñuy wax ay defar ay institution yu baax malgré loolu gis ngeen li am États-Unis ci nguurub Donald Trump koo xam ni il est moralement corrompu fexe na ba corrompre institution yi nga xam ni moom la ñu tegoon ci loxo ba corrompre institution yi nga xam ni ñoo tax moom mu ñëw ci nguur xool leen aujourd'hui le parti républicain et la manière de se comporter des républicains face à une démocratie centenaire de 250 ans lan moo indi loolu li ko indi rek mooy des individus corrompus à la tête boo xam ni ka fa nekk waxuma la corrompu mais il est l'incarnation du diable lui-même. Il est arrivé à manipuler tout cela et aujourd'hui la démocratie américaine est menacée. Est menacée, totalement menacée. te ñi ci bind ñëpp ñooñu maa ngi jàngi seeni mbind di ko xool bu baax a baax mais da ngay gis ni dara indiwul loolu malgré les institutions fortes qui ont été sauvées que par des individus finalement ay nit ñoo sauvé mën nañ ci wax General Milley par exemple ci dernier jour Trump boo jàngee livre yi nga xam ni journalistes yi bind nañu ko wala nga xool li nga xam ni Adam Schiff bind na ko ci Midnight in Washington da ngay gis ni finalement ñoom ci seen bopp ñi ngi am njàqare bu baax a baax ci ni ndax ñoom dinañ génn ci phénomène bi ñu mel donc corruption morale nit ñi ak seeni bëgg-bëgg ci li ñu bëgg a def dafay am conséquence dafay am njeexatal ci institution yi nga xam ni moom la ñu war a gérer ñoom alors donc l'école sénégalaise mënul échapper ci nekkin bi nga xam ni moom la nit ñi nekkee ci
ci seen biir maanaam bu ma waxee loolu mooy ci ngëm-ngëm yi nga xam ni moom la ñuy affiché ci ngëm-ngëm yi nga xam ni moom la ñuy wax ni mooy seen référence loolu reflété wul ci suñu dundin ak suñu jëfi benn yoon tant que question yooyu nag c'est des questions épistémologiques qu'il faut régler et tant que ces questions-là ne sont pas réglées nous ne sommes pas au bout du tunnel. D'accord génnaguñu ci biir lëndëm googu. En tout cas c'est difficile pour les enfants et les parents et malheureusement bon voilà quoi. ñu ñëw ci wàllu politique bi comme d'habitude rawatina ci coalition yi bii nag kuñ ko waxoon duñ ko gëm ndax diggante bi nu mu taxawoon mais en politique moom y a pas de surprise bokk gis-gis ñu ne ki nga xam ne nii moo di sëñ Pape dafa mel ne mu ngi waaj a duuloo ak waa PDS pour yow lan moo waral ba tey coalition yi de dernière minute gars yi di génn wala di bëgg génn. xanaa kañ man ni ma doyee moo tax gars yi kenn du ma déglu mais lii yëpp waxoon naa leen ko de wax dëgg yàlla. dès le début effectivement on se rappelle. waxoon naa leen ko. mais en fait mais foofu ñu laaj la ko rek buñ ko gisee luñ gis rek moom dañ lay laaj après nag gars yi ñooy fàttali ko waxoon nga ko. waaw actualité de la semaine rek lañ lay laaj way. c'est tout à fait normal dafa am ay contradiction yu bëri yu nga xam ni bu fekkente ni nit ñi matuñu li ñu doon doye di lay indi ci yu bëri newoon naa leen PDS en fait dina jafeñ muy dem di bokk ci benn coalition te du ko moom moo ko jiite parce que tradition am la quoi depuis que le PDS est PDS moo mës di demal boppam élection 1978 ba ñuy agsi ci 1983 ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk les partis de gauche commencé di crawal autour du PDS amul benn élection bu ñuy dem te du PDS mooy taxawal coalition boobu jox ko tur jox ko couleur jox ko symbole jox ko lépp ku bëgg a ñëw bokk ku bëggul bokk nga dem sa yoon. jamono boobu dafa jeex parce que PDS dafa nekk ci opposition di def loolu nekk ci nguur di def loolu génnaat nekk ci opposition jàpp ni loolu moo war a continuer te loolu du en fait mën na continuer mais moom dong moo koy defal boppam wala boog ña fay dem dañuy désespérer complètement parce que amuñu beneen bànqaas bu nga xam ni mën nañ faa def am na ñu nga xam ni ils vont toujours gagner dans la coalition du PDS mën naa leen wax Diop Decroix ak PDS lu mu tuddati lu mënti xew ak PDS moom position bu mu bëgg dina ko am. lu tax. Diop Decroix. oui. non parce que du dem fenn amul feneen fu muy dem non c'est aussi simple que ça amul feneen fu muy dem Mamadou Lamine Diallo xam nga moom CRD la bokkoon CRD am na ñu nga xam ne duggoon nañu génn am na ñu nga xam ne ña nga fa des ba léegi Mamadou Lamine Diallo fan lay dem du dem fenn parce que bu demee lay boppam muy tekki wax ma fan la Mamadou Lamine Diallo mën a falu donc dafa am des contraintes et des réalités de terrain yi nga xam ni certains leaders mënuñu ko kii mais Pape Diop a été le maire de Dakar buñ ko fàtte. Pape Diop est un élément important dans la géopolitique sénégalaise. Alors, est-ce que PDS, la coalition du PDS, mën nañu am candidat bu sut Pape Diop bu fekkente ne dafa yëkkati loxoom ni nañ ko tabb maire yi Dakar te ba muy nekk maire Dakar nekkul woon ci pouvoir bañ koy fal député nekkul woon ci pouvoir donc elle a été maire de Dakar il connaît la ville de Dakar c'est une personnalité de premier plan PDS la bokkoon am na fa ay jalti PDS tasaaroo kenn ku ci nekk dem defari parti et cetera am na lu bëri lu dox ci digganteem ak moom ak président Wade il a été président du Sénat il a été sénateur et président du Sénat alors donc voilà une personnalité boo nga xam ni kenn mënu ko toroxal di ko indil leneen donc loolu laa ci mën a wax quoi
xaw ma lan mooy tenants yi ak aboutissants yi mais dama leen defar le portrait de la situation naka la dem bu dee bàyyi na nag am na raison pour bàyyi bu fekkente ni dañ ko nar a suufeel ci kanamu ko ñoo xam ni amuñu tur mënuñu gagner dara mosuñu prouver dara te politique nag compétition la compétition la mooy da ngay dem pour gagner waaw donc loolu benn la ci quoi leneen li mooy que ñi nga xam ni ñoo nekk dans les coalitions comme ni ma leen ko waxee woon local moom local la quoi nawetaan la de mën boo la neexee tudde ko mbappat parce que koñ mbappat yi koñ yi dañuy ñëw dem ci fa ñu koy defee mbër yu bëri sëgg di bëri que ëpp loo daan bu ngeen di ñibbi ngeen ànd après yooxuloo et cetera ñu nekk ci àll bi ñu dëkkee ci àll bi xam nañ li ma wax donc coalition yi dina fay jàpp naa ni président bi woote na corps électoral bi bu soobee yàlla le 23 janvier dinañu woote parce que décret président bi wadd na kenn ku ci nekk yaa ngi defar say liste benn ironie rek lam laa ci gis ci Ndakaaru parce que coalition wu Yewwi Askan Wi jàppuma ni war nañu tabb Soham Wardini jàppuma loolu parce que bokkul ci ñoom. mais elle est toujours candidate quand même. bon on me dit que bi ma njëkkee xool dañ ni ma dafa foreclose parce que déposé wul candidature mais léegi déposé waat na candidature bon de deux choses l'une benn bi mooy su fekkente ni opposition bi dañoo bëgg rek ni Macky Sall ñàkk xëy na peut-être candidature Soham Wardini mën na am sens pour ñoom mais man jàppuma loolu mooy politique li ma jàpp ni moom mooy politique mooy que Macky Sall ñàkk oui mais nañu ko def dans l'éthique dans l'éthique ci éthique boobu gisuma ci candidat yi ma gis kenn ku nga xam ni sut nga Barthélémy Diaz pour nekk le candidat bi nga xam ni moom la Yewwi Askan Wi di tànn à la mairie de Dakar gisuma ko te loolu pour man dafay bu fekkente ni dañu ko fa bàyyi moom dem choisir Wardini dinaa jàpp ni ñoom ñëpp ñoo yem bon loolu sax laa jàpp quoi mais damaa jàpp ni am nañu tani bon maa ngi xool man na kenn moom wax dëgg yàlla maa ngi observer bu baax a baax les uns et les autres la victoire de l'opposition à la mairie de Dakar est importante, mais elle n'est pas plus importante que le principe d'éthique. Bi nga xam ni I'm fighting for that all life. Et principe d'éthique boobu mooy bokkul ci ñun bokkul ci opposition bi ma nga bokk ci nguur gi tabb ko bokkul ci transformation bi ma yaakaar ni ñoom mën nañu ko def pour transformer complètement la pratique politique dans notre pays voilà donc leneen li mooy que à la mairie de Thiès je soutiens mon petit frère Moussa Tine parce que il est candidat à la candidature bon taala ma dëgg yàlla mën na su ma ko supporter bien que xam naa ni def na góorgóorlu na def na li mu mën yëpp ante nag wax dëgg yàlla bokkatuñu kan ci dëgg léegi nag bul ko wax nag non man kay du ma ko dégg ba dégg ko wax dama ko dul dégg sax ba dégg ko wax grand gars yi ñemewuñ ma nag waxin la dégg la gars yi ne alaaj ndoo dañuy defaraat seen toogaay waxin la en tout cas gis nañ ne tamit parlant de Thiès mu mel ne amoon na jiixi jaaxa entre président Idrissa ak président Macky Sall mais ñu ngi wax ne gis nañ ne ñu ngi waaj a àndaat. jeexi jaaxa kañ amu ko foofu Macky Sall la fay teg ndawal. ah. mani. pourtant pas. ku ma ni ci bool bi. non benn moment dégguñu leen woon. donc en politique grand xam nga ne tamit peut-être les intérêts sont.
ah non benn moment les gens se posaient la question pourquoi dégguñu leen ensemble. fi toll yi local yi ñëw na bunti yaa ngi fëgg ñu ngi fëgg bunti donc voilà gis nañ leen daal yaakaar nee nañ bon anyway ban jàngat nga ci am. wala yow dara du la ci bett. mani. dégg nga yaa ngi maa dégg. maa ngi lay dégg bu baax a baax. Alaaji boo bëggee dégg-dégg. politique bi moom foofu noonu ci Sénégal. Macky Sall moo yore kuddam ak luusam mooy séddale ku ni mbu nga ni mot. maanaam ak coalition nga bëgg a wax. coalition évidemment. coalition mooy ñëpp ñooñu nga xam ni ñoom nga fi tudd. ñu koo fi tudd rek moom mooy yore kuddu luusam ak kuddu cunguwaaram di séddale ku mu ni fii ngay toogee foofu ngay toogee amul leneen d'accord léegi nag bon c'est dommage que mu demee noonu mais loolu mooy réalité bi c'est vrai que Thiès amul enjeu yooyu pour moom parce que li ma leer te leer mooy Idrissa Seck aura beaucoup de pain sur la planche parce que Talla Sylla qu'on le dise ou non c'est vrai qu'il a été du côté du pouvoir mais li mu def en tant que maire dans la ville lu bëri la en termes d'approche et de réforme loolu lu ma xam la quoi c'est pas que dafa bokk ci nguur gi du ma reconnaître loolu am na lu nga xam ne def na ko ay maire jaar nañ fa et j'ai été impliqué dans un petit peu dans la gestion de la municipalité à un certain moment lu nga xam ne def na ko courage politique rek moo tax mu mën ko def parce que Talla nag wax dëgg fa yàlla may na ko fit te politique tamit fit la bon moyen li mu déterminé wax ni lii mooy sama position par rapport ak nguur gi mais loolu lu nit mën a dégg la xam nga Idrissa Seck dafa nekk ci position de gouvernement après defar lu mu defaree gars yi taxal ko dugal ko kosa et cetera population Thiès taxaw défendre ko quel que soit par ailleurs ay ndëng tamit ak yooyu quoi bon population bi reste fidèle à lui défendre ko Talla Sylla bi moom moom Macky Sall d'abord am nañ trajectoire ba pare boo bëggee nekk maire dans une grande ville wax dëgg fa yàlla soxla nga appliquer la politique globale du gouvernement par rapport ak sa municipalité parce que président bi mooy déterminer la politique de la nation loolu c'est une disposition constitutionnelle maintenant au niveau local dafa am benn répondant boo xam ni moom moo war a fësal à partir de cette politique là naka la ñuy gouverner la ville c'est vrai que maire bi am na ay possibilités yu bëri pour xool lan mooy besoin yu ay population am lan la war a def naka la koy defee ak naka la koy financer mais amul benn mairie boo xam ni mën ngaa financer lu bëri te du nguur moo nekk ci sa ginnaaw jàppale mais mu naxanteeg ñoom te la nekk di naxanteeg ñoom bañ ñu ko léegi yow que tey ngaa ñëw rek suñu boor mu bàyyi leen fa mais lan la jural waa Thiès li mu jural waa Thiès mooy boo dee xool même les fonds de dotation yi nga xam ni moom la ñuy jox mairie yi ñi ci ëppale Talla Sylla bëriwul jox nañ ko alal ju bëree bëri te jàpp naa ni def na ko fi mu ko war a def en priorité xëy na peut-être bu doon man la neneen laa koy defee mais en tout cas ku jàpp ni Talla dina détourner benn dërëm jàppal ni waxoo dëgg quoi. D'accord. Bien dit. Donc loolu laa ci mën a wax. En tout cas grand ñu ngi lay gërëm nañ la bu baax a baax di la jox dig daje ba semaine prochaine incha allah rabbi. mais balaa ngay dem dafa mel ne am na ku bëgg allo. waaw taxe bala muy dem. donc bëggoon na dolli si waxam ji mu wax à part avec Talla Sylla. Talla Sylla je l'ai connu bi mu ne étudiant sama chambre la añee Camp Leclerc. ok. daan jóg wàcc jóge université
suñu chambre la doon añee dafa fanaan boobu amagul woon chambre université. Un gars qui est issu d'une famille très modeste ba pare ku dëggu bon je l'ai connu vers les années 80 et quelques. Parce que boobu nijaayam ñoo bokkoon beneen ne nijaayam gendarme la tudd Sibéru Mbodj dëkk Thiès. moo yoon nijaayam moo ko nuyoo foofu si ñu la doon añee si loolu la doon fanaan donc je le connais bien. Pour dëggal li taxali wax léegi. te it am na lu mu wax mu ne bu mu xam nga dafa doyadalul mais nit ñi dañ dul lire à travers li muy wax. taxe neexaluma ko de mais je dis la vérité. day lancer ay messages yoo xam ne yi nit ñi dañ dul déglu dañ dul lire à travers xam nga déglu nit ki. mais doo lire à travers ses paroles. on a compris. gis nga li mu wax si problème mu corruption bi. américain daf ne corruption without consequence is an affront to democracy. te dëgg la. d'accord. corruption boo xam ne amul conséquence amul ay sanction mais day de démocratie. jërëjëf mon grand. waaw bëggoon naa continuer mais damay bañ te liñ dul yàgg quoi. kontaan nañ merci beaucoup grand Sène borom xam-xam la macha allah allo. allo salaamaaleykum El Hadj. salut l'Afrique. ñoo ngi lay sant di la gërëm. waaw Philippe. di kontaan rek ci ni mu demee. merci. taxe nag dañ koy sumil chapeau. as usual. di wax ni que. fépp fu mu teg David Chappelle ak lu mu wax ci moom rek moom tamit mi ngi ci moom. yal nañ ko fi yàlla bàyyil ñoo ngi koy. nee naa ko dama bind livre ba taay mu bañ quoi. grand bi dina ko def bu soobee yàlla moom lu mu. xamoo li may wax de moom xam na maa ak moom rek a xam li may wax moo xamoon li may wax de doo wax loolu. ma ne ko yàlla baax na bàyyi moom dañ koy tiitaroo te li fi nekk élage mooy xam nga da nga ne bukki yi dañoo bari. bari nañ. bàyyi lépp ci loxo yàlla. kon nag jeex benn question rek laa bëggoon poser texe mooy que ni. lépp lu jëm ci ressources yi ak gàncax gi ñaam ak yu demee noonu rapport ITIE bi mu génnee Sénégal dafa am ay pourcentage yu bëri yu mu gagné ak affaire demee noonu ak ni ñu ko côté yu demee noonu mais lu jëm ci transparence ak le marché yi ni ñu koy joxee comprendre nga. léegi loolu moom Sénégal da cee sooxe. d'accord lépp lu jëm ci contrat yi ak marché yi rek Sénégal da cee sooxe ci rapport boobu. te loolu mooy kulu affaire bi yëpp loolu mooy li nga xam ne moo ci ëpp njariñ ñu doon laaj nag. bu fekkee ne yaa ngi koy posé question ci école yeeg yu demee noonu aussi. ndax loolu buñ ko suuxalee leeraluñ ko ñun Sénégal naka la ñuy développé te suñu président aussi. tëdd ci 8 milliards yoo xam ne daf ni beneen président moo ko am ba pare ñu am ay nu mu tëddate école yoo xam ne ci ay kirtinding la ñuy fanaan ak yu demee noonu asalaamaaleykum wa rahmatulah. merci beaucoup ma jëlaat keneen xëy na après grand effet nga xaar ñu changé heure bi nga tàggoo mbokk mi rapidement. waaw alaaj baal ma tàggoo rek. waaw kon waaw mbokk mi. waaw rapidement rek El Hadj. waaw. maa ngi leen nuyu di ziar. ñu ngi lay fay kon grand après. li tax ma dugg rek maa ngi nuyu grand Texe. dafa koy ñaa ko dégg loolu quoi di ko nuyu rek di xam ne maa ngi koy déglu bu baax. nice. parce que boo gisee du ma dugg ci ay wax ak moom lépp lu mu wax gonga la. moo tax man dama koy déglu attentivement quoi. loolu am na solo parce que moom professeur la quoi moom jàngalekat la. thank you El Hadj. mais dama koy déglu toujours lépp lu mu wax rek gonga la quoi. maa ngi koy nuyu baax di ko ziar. mën na sëkk jërëjëf Thomas. waa kon le grand ko ñu def noonu. waaw jaajëf Alaaji neel Salut l'Afrique dinaa ko tontu semaine prochaine incha allah. incha allah sans faute merci beaucoup. jërëjëf voilà kooku mooy rentré toujours égal lui-même mbokk yi ngeen taaxilu rek ñu changé bu ñu ñëwee dina am na benn waxtaan bu ñu defoon ak ethnic media yi ak Eric Adam dinaa ci ñëw tuuti rek balaa ñuy ñëw yéen ci des ci programme rajo Sunu Afrique daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xool